King FM. midi sànq moo jot ci studio King FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi Culture. dialogue national bi agsi nañu kon ci cëppaandaw gi waxtaan wi door na niki suba ak tey ca palais de la république Famara Ibrahima Niass Sagna mooy kon ki koy jiite dinañ leen gën a xamle que moom ci njàlbeenu Midi Culture ëllëg ci àllarba ji la ndongo yi def classe terminale di dugg ci l'examen anticipé fii loo ñu bëri ci ñoom nag nee na noppi nañu seeni programme fekk boobu kon ndongo ya nekk ca daara ju kawe ja di université Assane Seck ba nekk ca Ziguinchor xëye kon toogaanu ñaxtu ne li nu bëgg moo di ñu fay leen seen ay bourse reportage koor gi tey waajum korite gi lan ko jagleele ak tolluwaayu téer yi li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dana ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës concours mbindum alxuraan Abdourahmane Fall ci laala mi artu kon ñi nu duppe ay Baye Fall te nekkee nu ko nataalu po Mati Diop mi amu braaye kon ca festival Cannes ak ganu ko Midi Culture buñ ko faram fàccee ba noppi xibaar yi day buur ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo Katy Ndiaye ñu am ci mbégte contentement bu mag di leen ko jottali Katy Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yi ñuy suivre. nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi mu di kon waxtaan di dialogue national bi nga xam si door nañ ko suba ak tey ca palais de la république. door nañu ko bàyyi nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di parti démocratique sénégalais nag ñoom duñu daal di teewee li ni mel li ko waral rek mooy da jàpp nañu ni seen condition yi ñu tegoon kii di njiita réew mi Macky Sall nag respecté wu ko ba tax na rek duñu daal di wuyu ca dialogue boobule bu nu sukkandikoo nag ci les échos kii di secrétaire général adjoint bu PDS Oumar Sarr dina daal di participer ca dialogue boobule waaye nag boppam la fa daal di teewal. ca loolee la ñuy des ba tey ca dialogue national bi nga xam door nañ ko suba ak tey ca palais de la république mu mel ni kon Famara Ibrahima Sagna moo koy jiite. moom moo koy jiite ba tax na rek rédaction King FM daal di dellu si wàcc li nga xamante ne rek moom moo di biographie wu personnalité bile nañu teewlu ki nga xamante ne rek moom moo di Ndeye Mati Dieng moom moo def portrait bi. dialogue national di ab daje waxtaan bu nguur gi woote tey lañu ko tàmbali ci suba si gannaaw ba ñu tànnee woon Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur ngir mu jiite ko opposition bi dañoo lànk ne du ci dal ku laalewul ak dara maanaam personnalité neutre la ñu bëgg ngir mu jiite leen dialogue boobee ci la ñu tànn sax ki nga xamante ne moom mooy Famara Ibrahima Sagna bu ñu dellu see nag ci taarixu Famara Ibrahima Sagna mu ngi gane si àdduna ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerum novembre ci atum 1938 Ziguinchor foofee sax la tàmbalee jàngam yeggale ko diggante Dakar ak Paris. Famara Ibrahima Sagna mile juriste la ci wàllum formation ndax def na li nga xamante ne moom mooy droit public wante itam analyste financier la loolee sax ma ngi ko jàngee diggante France ak États-Unis Famara Ibrahima Sagna mi dégg na juróom-ñaari làkk muy wolof joola mandeng portugais français créole ak anglais ba mu ñibbisee Sénégal ci atum 1962 ci la tàmbali liggéey ci wàllum gestion des affaires de l'État ca ministère de l'Intérieur moom Famara Ibrahima Sagna ñu fal ko administrateur mise à la disposition du directeur gannaaw poste boobu nag doonoon na fi itam chef du bureau de la police des associations des débits de la boisson des jeux et secours ca ginnaaw ga nekk na itam chef de service de l'administration générale laata muy doon directeur adjoint ca ministère de l'Intérieur moo njëkk doon sénégalais bi nekk directeur de la promotion civile juillet ci atu 1963 ci la jóge ca ministère de l'intérieur ba Abdoulaye Fofana jiite woon dugg ci ministère de l'enseignement technique professionnel et de la formation des cadres nekk fa directeur du cabinet ci jamono jooju sax kii di Émile Badiane moo jiite woon ministère boobee Famara Ibrahima Sagna membre la woon ca parti socialiste ma nga ca bokk ci atu 1984 te ki fi nekkoon jiitub réew di Abdou Diouf moo sàkkoon sax li ni mel gannaaw congrès bu mucc ayib ba ñu amaloon diggante 21 jàpp 24 janvier 1984 gannaaw ba mu bokkee ca parti boobu nag ñu def ko secrétaire national du bureau politique du PS chargé des affaires économiques et financières en 1990 waaye daa mujjee démissionné ca parti boobee ngir yamale diggante parti politique yi fi nekkoon ci jamono jooju yëpp démission boobu sax moo jur waxtaan bi amoon diggante Abdou Diouf ak maître Abdoulaye Wade ba formation gouvernement de majorité présidentielle tukkee ca le 7 avril 1991 le 2 juin 1993 monsieur Famara Ibrahima Sagna doon président du conseil économique et social ci jamono jooju sax moo nekkoon 4e personnage de l'État depuis 1990 nag ba léegi Famara Ibrahima Sagna bokkul ci benn parti politique jamono jooju ba tey
Ndiaye personnalité neutre la waral ba ñu tànn ko ngir mu jiite waxtaan bi am diggante nguur gi ak kujje politique bi. Ndeye Mati Dieng ngërëm ñeel na la doon nu xamale ko nag Famara Ibrahima Sagna di kilifa gi jiite jamono ji ñu àddoo ngeen di teewlu waxtaan way am ca palais de la république lépp la fa tukkee dinañ ci dellu si waat ci sunu yeneen jotaayu xibaar ñu wax ci leneen ak kon ki yore kàddu ko gouvernement bi nekk itam ministre de l'économie numérique et des télécommunications moom it yëkkati na ay kàddu. kookee rek moom moo di Ndeye Tické Ndiaye Diop nekkoon rek ci li nga xamante ne moom moo di 27e édition bu concours récital de Coran nga xamante ne ki ko organisé moom moo di Ahmed Saloum Dia nekk coordonnateur du forum islamique pour la paix daal dinay profito ci li ni mel rek yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci jàmm ji nga xamante ni moom moo am ci réew mi muy xamle rek ni métital ak violence yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku jamono ji la rek dafay daal di yëngu tuuti rek waaye dina dal ndax sunu dëkk bi la dafa daal di am ay ñaan nanu daal di teewlu ki nga xamante ne moom moo di porte-parole gouvernement bi di Ndeye Tické Ndiaye Diop. ñu ni di defe naa ne ba mu am 27 ans nga teg ko rek ci diine bu ñu ne 27 ans dañ naan jege na sax 30 ans yi wa presque mat na loolu ko amul pësteef amul détermination du ko def mu mel ne da ngeen ñëw ci li nga xam ne moom le président de la république def comme axe ci plan Sénégal émergent mooy defar nit loolu nag di fondement wu islam suñu dëkk bi du mës a tàkk suñu dëkk bi du mës a am jafe-jafe ndax fondement yi mag ñi fi nekkoon sëriñ yi fi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu jóge fi bàyyi fi seen ay ñi topp ci ñoom maanaam seen descendance ñuy wéyal loolu faw ñuy am régulation yoo jàmm rek moo fi am yii fi am violence yeeg yëpp ngeen ñaan yàlla def ba dootu fi am wala boog mu wàññeeku lool ba ñëpp xam ne wàññeeku na ku nekk xam na nawet ni mu mel ak ni mu amee importance ci dundu réew bu nekk ñuy ñaan ngeen ñaanal ko nawet bi nekk nawet bu naat nawet boo xam ne dafay taw te bu tawee gàncax ki ñëw te bu mu am benn yàqu-yàqu. mu nekkoon kàddu yi Ndeye Tické Ndiaye Diop yore kon kàddu ko gouvernement bu réewum Sénégal ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñetti simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci wàllum njàng ak njàngale ëllëg la ñuy door l'examen atum 2019 bi nar ko tàmbale itam ak examen l'anticipé philosophie. moom nag la ñu koy daal di tàmbale ba tax na rek candidat yi nga xamante ni nit ñi daje nañu ak ñoom ñu ngi xamle ni jeexal nañu seen programme waaye itamit fi mu nekk nii dañuy daal di nekk rek ci li nga xamante ne moom moo di dañ réglage yi laata ñuy def seen i épreuve waaye nag li nga xamante ne rek moom mooy la ñuy laaj moom moo di rek ñuy daal di tàmbali di leen jàngal philosophie ci classe première umu nag moom moo dem dajeek ñoom. ñu fekk leen ñu toog di waxtaan candidat yi di waajal bu baax examen philosophie bi ñu war a amal suba Souleymane ak Ndeye Astou di ñu xamal ne jot nañoo jeexal seen programme bu yàgg. ñu ngi nag instant bii nii di waaj pour def anticipé philo mercredi incha allah le 29 instant moo wax dëgg fa la pare nañ suñu programme bi depuis bu yàgg teel nañoo pareel programme teel nañoo commencé révision yi tamit. pare nañ suñu programme def nañu lépp waaw ñu ngi exercer wu en plus. ñu ngi def aussi ay synthèse. Souleymane moom di ñu wax la mu njorta ni moom mooy génn ci examen bi. ñu ngi jot a wax individu et société affaire yooyu noonu yëpp mais yooyu yëpp wax dëgg fa la jot nañ koo réviser ak tey am nañ yaakaar ne wax dëgg fa la buñ toogee liñ jot a réviser wax dëgg fa dinañ jot au moins dinañ am loo xam ne buñ ko bindee correcteur bi ñu corriger dina xam ne ñii kat jot nañ am luñ jàng. wanne suñu leen mënoon teel a tàmbaleel njàngum philosophie ca classe yi jiitu ñi def terminal dina leen gënal. waroon nañ ko mën a commencer même bu dee seconde sax wala fin première ñu ne waaw mais loo xam ne lu bees la si yow ñu ñëw jël ko jox la ko mu nekk koy si si yow am mën naa ne am nga si tuuti expérience parce que li ngay dund dongo la mais waroon nañ ko gën a yaatal daal. pour nga mën a ñëw rek defee ko terminal noonu day xaw a difficile daal moo tax bu nekkee am nga ci benn notion à partir de seconde wala première sax au moins dina la xaw a mën a arranger daal jàppale la ci benn côté. épreuve philosophie 2019 ndongo yi war cee sëgg suba naam sax jot nañoo jeexal seen programme élèves yi di sàkku ci kilifa yi ñu booleel leen li di njàngum philosophie ca classe yi jiitu ñi def terminal.
Oumou Hakimu ci mbir moomee la ñuy des ba tey kon ak l'anticiper philosophie bi rawatina kon examen atum 2019 bi mu mel ni kii jiite office baccalauréat yëkkati na ci ay kàddu. kooku nag mu ngi tudd Socé Ndiaye yëkkati na ay kàddu di xamle rek ni candidat wu année bi le rek ñu ngi daal di toll ci 159 360 jigéen ñi nag daal di toll ci 81 842 ñu daal di leen répartir nag ci lu tolloog 365 centres dañu teewlu récit wu ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Sow. ñu toll ci 159 360 candidats yu war a présenté wu ci bac 2019 ci ñoom 81 842 ay jigéen lañu suñu sukkandikoo ci directeur bu office bu baccalauréat Socé Ndiaye ñoom candidats yooyu la dañu leen tas ci lu toll ci 365 centres ak 68 centres secondaires ci biir réew mi. académie bu Thiès toll ci 27 000 candidats moo ëpp candidature topp ci Ndakaaru ak lu yees 20 000 région yi di Kaolack Ziguinchor ak Saint-Louis daanaka ñoom ku ci nekk seen limu candidat toll na ci 13 000 nekk ci kanamu Fatick mi am 10 000 candidats ak région yi di Kaffrine ak Kédougou am 1500 candidatures ñii di candidat individuels yi toll ci 19 400 daanaka li ëpp ci ñoom file ci Ndakaaru lañu bindoo ba léegi rek lu ñeel wàllu baccalauréat yi li ñu nemmeeku mooy lii di série littérature yi moo ëpp candidature ak 81% topp ci scientifique yi ak 17%. 2% yi des nag moo ëmb yeneen série yi ci fàttali rek bac 2018 bu daaw lii di limu candidature yi tollu woon na ci 158 000 suba ci àllarba bi nag la ñenn ci candidature yi fas yéene amal lii di épreuve anticipée bu philosophie. Mamadou Sow wàllum njàng ak njàngale la ñuy des ba tey waaye bi la yoon si gi coor la ñuy utali wax kon ca université Assane Seck ba fa nekk foofe moom mu mel ni ndongo ya doxum ñaxtu la ñu xëyee. moom la ñu xëyee rek li ñuy daal di laaj moom mooy di ñu daal di jox étudiants yu bees yi ñu fa orienté seen bourse waaye nag kii di directeur bu CROUS ba yi tamit mu daal di jóge ca poste boobule li waral li ni mel rek moom mooy di ñàkk déggoo gi nga xamante ne déggoowu ko ka étudiants ya nekk foofule kii di Angel Seck itam jéem naa woo kii di directeur du CROUS waaye nag ba léegi mënu koo jot. ba tax na rek mu daal di sekk ak waxtaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo di étudiants yi. étudiants yu nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor fësal nañu seen mer ci tardé bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci seen payooru bourse yi Mamadou Lamine Diédhiou moo jiite kuréel bu ëmb mbootaayu étudiants yi yeewoo ci université Assane Seck bu Ziguinchor. tey ay étudiants yi nga xam ne ñi ngi première année mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo soog a ñëw université nii ba léegi mënuñoo fexe ba jot seen bourse te loolu doy na waar da ngay gis am na étudiants yi nga xam ne ba léegi bu ñu woowee seen waajur yi ne leen ba léegi jotaguma bourse dañ leen gëm parce que mënuñoo comprendre ni yeneen université ñi ngi jot seen bourse Assane Seck étudiant première année ñi ngi fii ba léegi mënuñoo fexe ba jot seen bourse boo waxee sa pap wax sa yaay du la gëm étudiants yi nga xam ne daaw ñi ngi doon def L1 ñooñu noonu depuis octobre ba léegi mënuñoo fexe ba jot seen bourse lu ñuy duggee biir resto sax pour lekk problème la ndax amuñu ko léegi nag ñun lu ñu wax mooy lenn état bi na jël position na gaaw régler situation bi ni mu gën a gaawee ndax ñun bu ko réglé wul ñun dañuy jël suñu matukaay won leen ni dañ ko war a régler. ñoom jàpp nañu ba tey ni coono bi ñu nekkee mu jëm ci ñàkkum ceet bi ñuy seetlu ci lekkukaay yi kenn tegu leen ko ku dul seen directeur CROUS bi di Mamadou Lamine Diombera. da ngay gis étudiant boo xam ne day jël plat pour lekk mu am problème c'est pas parce que repreneur bi xëy na des fois dañuy wax naan repreneur bi mais da ngay xool bu plat yi setul nu mu mënee dem da ngay gis étudiant boo xam ne day jël plat bi pour lekk sax problème la ndax day xool plat bi mu gis ni setul ndax kay raxas day sonn nit la mënta nekk fii ay plat yu bëri moom kese di ko raxas ay matériel kii yi ñuy toggee wallahi boo leen duggee ci biir da ngeen gis ni kin yi baaxul ba léegi comme ni ñuy toggee ngénte yi léegi moom lañ ñuy toggalee ñun fii ay kin lañ fi yor étudiant boo fi laaj dina la naan man de su ma sañoon Diombera na fi jógee loolu lañ lay wax ndax dañoo sonn gouvernement bi nag na jël ay responsabilité am jamono yële passé waxoon naa ko nañ bàyyi di nommer ay poste politique si ay responsabilités yu mel nii loolu moo ñu sonal. Mamadou Lamine Diombera moomu sax ci suba ba léegi ñoo ngi jéem a jokkoo ak moom waaye mënul fexe ba antu Ziguinchor Angel Seck King FM. di ko jaajëfal bu baax a baax Angel Seck di sunu ndaw la nu teegal toogal kon foofee ca Ziguinchor ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci 99.4 ak www.kingfm.sn. King FM partout et nulle part ailleurs. si nanu kon ci reportage bi nu jagleele koor gi mu mel ni kon tey waajum korite gi la ñuy waxtaanee. moom la ñuy waxtaanee nag jamono jile dañ daan gis ni nit ñi nag dañuy daal di wutali ca tailleur yi rek ngir daal di mën a defar ay yëre yu bees waaye fi mu nekk nii la rek tailleur yi ñu ngi daal di xamle ne gisaguñu kenn li waral li ni mel rek la ñu daal di xamle ci reportage wu ki nga xamante ni moom moo di Fatou Sow.
ku ni Korité sa xel dem ci ñawkat yi événement bi des rek juróom-ñetti fan ku nekk di wër tailleur ngir waajal fête bi Modou di ab tailleur ñu fekk ko mu toog ci machine am di ñu xamal xeetu modèle yi ñuy gën a ñaw. ay robu taille man ay fil près du corps yi nii ci yooyu lañ génne fi mu toll nii waaw machine bi moom ñu ngi ci kawam fi mu toll nii di ko dóor ba mu baax. tailleur bi di wuyoo ci turu Serigne di wax ni client wam yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. ainsi de moom wax dëgg fa la moom client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk rek xale yi ñoo gën a ëpp lu ñuy ñëw moom waaw mag yi moom presque ndànk-ndànk rek de benn rek mais xale yi moom ñu ëpp luy ñëw ainsi ñu toll nii. événement bu nekk ak modèle buy gën a génn Korité bi yile modèle moo gën a fës. ñawi casquette yi xam naa ne bëri nañ trop parce que dem ba léegi mën naa wax ne gars yi lañu andi fii ñu li ñawal te ren ñëw lañu mot 5 robes yoo xamante ne yooyu kese la. ñaw ak ñawlu di lu ñu farataal ci événement askan wi di seeti tailleur yi jamono ji ngir rek sol yére bu rafet ci bés bi. di ko jaajëfal bu baax a baax Fatou Sow midi moo jot ba tegal fukki simili ak juróom benn ci aéroport international Blaise Diagne. xibaaru biti réew yi la bàkk boobee di yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. ki nga xamante ni moom mooy Kati Ndiaye. maa ngi lay fay bu baax Kumba dañu koy daal di tàmbali foofule ca Algérie ay laaj yu taxaw samp jëm nag ci ñaari candidature yi présidentielle. noonu la fa demee ñaari doomu aadama ñoom ñoo daal di ñëw fësal li nga xam ne moom mooy seen candidature ci jamono boo xamante ni kon kenn xaaru ko woon présidentielle ba nag di élection palum njiitu réew ñu ngi ko jàpp ci ñeenti fan ci weeru juillet bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci benn communiqué boo xam ni ki ko fësal moom mooy conseil constitutionnel bu dëkk ba kii di Abdel Hakim Hamadi ak it Hamid Touari ñoom ñoo daal di fësal seen candidature ñu nekk ay doomu aadama yoo xamante ni nag kenn xamu leen ci dëkk ba ay gan lan kon bees ci kanamu askan wa ba tax jamono ji li nga xam ne moom mooy laaj bi samp mooy ñoom fan lañu jógee ak fu ñu soqeekoo ak it doomu aadama yoo ñaar ñooñu nga xam ne amuñu benn poids politique maanaam amuñu mbooloo mu leen topp te itamit fësuñu daal ci wàllu politique Kati Ndiaye bu ñu ko mënee waxee noonu waaye nag jamono ji li gën a yéem askan wi moom mooy dossier parrainage bi nga xam ne képp koo xamante ne bi jóg nga ngir laaj réew mi da nga koo war a matal mu toll ci juróom-benn fukk signature ñoom ñaar ñooñu dañ koo matal te kenn xamul fan lañ ko jëlee. bu ñu jógee Algérie dañuy dem ca RDC ab jëye am na fa. jëye am na fa muy ab suuxu benn bato boo xamante ni bi ci jamono ji ñeent fukk ak juróomi doomu aadama jot nañ cee ñàkk seen bakkan foofee ca lac bu Mai-Ndombe ci ay bés yi nga xamante ne ci jeexitalu ay bés bi kon ci la am foofu ci République démocratique bu Congo ci bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fekkee nag nee nañ téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci ay doomu aadama rek ñoom lañ gis te ci jamono joo xam ni bato boobu yaboon na ñeenti téeméer ci ay doomu aadama source yu bari nag ñoom ñoo xamle lu ne mel waaye nag nee nañu mbir mi du lu bees ci dëkk ba ndax li koy waral moom mooy màggetaayu bato yi ñuy faral di jël ak it surcharge maanaam yàpp limuk doomu aadama goo xamante ni bi dafa weesu lool li nga xam ne moom nga waroon yàpp kon la baleinière moom nag moom moo daan yombal dem bi ak dikk bi diggante gox yi di Inongo ak it Lokanga ci bët Saloum bu réew ma société civile bi nag jamono ji ñoom ki ñu joxoñ baaraamu tuuma moom mooy état bi ak it transporteur privé yi ndax nee na seen càggante moom moo waral bi la jéeya. ñu jeexalee ko ca Brésil nag ay jàmmarlo am na nag ca prison yu ca bëri ba tax na lu tolloog nag fukk ak juróomi doomi aadama dal ci ñàkk seen bakkan. juróom fukk ak juróom ci ay détenus ñoo xam ne dañ leen jàppoon ñoom ñoo faatu kon ci fi nga xamante ni moom mooy prison yu Amazonie bu ñu sukkandikoo ci autorité yi ay congo moom moo amoon diggante ñu dippee ay groupe criminel di ay gang yoo xam ne dañuy faral di ko gis ci biir prison yi ñu fay am yooyu nag mu ngi xew ci diggante dimanche ak altine gi ñu génn ci prison yi nga xam ne moom a nekk ca Manaus nekk ca bët gànnaar bu Brésil ñeenti centre pénitentiaire yu bokkul nag fa la cong ya am ci diggante gang yooyu kon bu ñu sukkandikoo ci administration pénitentiaire ba lu ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci faatu dañoo fatt maanaam asphyxié autorités yi nag nee nañ dal gi daal na dellu siwaat ci yooyu la prison waaye teewul gouvernement ba joxane dogal ñu daal di yóbbu ñu daal di fa amal ab intervention maanaam yóbbu fa ay troupe ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy administration pénitentiaire ba
ci fàttali nag ci atum 2017 tamit foofee ca Manaus nemmeeku woon nañ fa tamit ay congu ay xeexoo diggante prisonniers ya ba mu defoon juróom fukk ak juróom benn détenu yoo xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan kon lii du mbir moo xamante ni bii bu bees la Kati Ndiaye fii la ñuy yem ci xibaaru biti réew yi. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Kumba Ba doon faram-fàcceel xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Ma Jaxate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu it Kati Ndiaye. maa ngi lay fay papa ñu tàmbali ko ak football CAN 2019 Kara Mbodj nag fi mu nekk nii daal dinay bëgg bokk ci sélection Walu Cissé. moom Serigne Modou Kara Mbodj di défenseur international bu Sénégal xamle ne ngay am yaakaar ba tey ngir solaat mooy équipe nationale ngir mën a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu war a amal weer bii ñu jëm foofee ci réewu Égypte démb la ko xamle ci plateau quartier général ci télévision Futur Média moom muy xamle ne jéego yi nga xam ne def na ko ci clubam foofee ca Belgique ci juróomi weer yi weesu war na mën a tax mu gëm ne dina bokk ci ñi nga xam ne ñoom la Aliou Cissé di tànn ngir ñu teewal Sénégal ca Égypte ñu teewlooy kàddu Serigne Modou Kara Mbodj. waaw man je pense que ni tey jii sant yàlla parce que bu fekkee da nga nekk ci mbooloo ak say nawle nga def ci loo xam ni ñu bari naw nañ la ci donc dama ci sant yàlla bu baax donc yàlla defoon na ni gaañu woon naa gaañu boobu toog naa jël décision def opération pour fajuwaat parce que c'était le moment pour ma def ko pour sama carrière mën a continuer bi ma fi nekkul am na keneen ku fii football def coupe du monde bu baax macha allah def performance yu baax yu ma apprécié yu ñëpp apprécié place bi gardé wuñ ko pour Kara Mbodj équipe nationale kenn am fa place ku fa nekk def ca la war bi ma fi nekkulee moom li ci war def na ko tey jii lii yoon mooy Kara Mbodj bu ko yàlla indiwaatee mu liggéeyaat xaaraat ba jotaat ci place am xam naa sama bopp xam naa li ma capable te loolu man awma ci xel ñaar je pense que ni loolu noonu la football di doxee noonu la àdduna di doxee ki fi nekk tey def na fi loo xam ni macha allah ay performance bokk na ci joueurs yi Sénégal yi gën a joxe satisfaction ci coupe du monde bi donc man li ma war mooy li ma waxoon rek liggéeyaat nekk ci li ma war a nekk bu yàlla dogalaatee ñëw amaat toog liggéey comme ñëpp et que équipe nationale li ci ëpp solo li ma am habitude di wax mooy affaire de titulaire ou pas titulaire amul solo li ëpp solo mooy déjà ci 23 yi bu ñu la ci boolee te Sénégal am ay millions de jeunes talents ay joueurs yoo xam ni ñu ngi rêvé ñëw donc boo amee sens bokk ci ñooñu kuñ ci choisir ci 11 yi pour nga war a football fait tout pour honorer le maillot national c'est l'essentiel. mu nekkoon ay kàddu ko Serigne Modou Kara Mbodj nekk défenseur ci équipe nationale bu Sénégal doon yëkkati kàddu yooyu démb ci plateau quartier général. ñu waxtaanee ba tey rek wàllum football Sénégal budget wu CAN bi fi mu nekk ni le ministre bi daal dinay xamle ne toll na ci 7 milliards ci suñuy koppar. moom Matar Ba jëwriñ juñ dénk wàllum tàggat yaram moo ko xamle démb ci benn jano ak taskatu xibaar yi mu xamle ne koppar googule dinañ ko dugal ci wàccaayu gaynde yu Sénégal yi ca Saly muy phase bu njëkk bi naka noonu it ca Espagne nga xam ne fa la ñuy amalee ñaareelu pàcc wàccaayu gaynde yi jëm ci compétition boo war a am ca Égypte weer bi ñu jëm naam nag li nga xam ne mooy regroupement gaynde yu Sénégal yi dina tàmbali ñeenti fan ci weeru juin ci Saly waaye am na ab délégation boo xam ne bàyyeekoo na fi demoon ca Égypte ngir saytu gaynde yi bu ñu fa demee ana fan la ñuy nekk ci foofu ci seen dalluwaay yi ca hôtel yi ak terrain ya nga xam ne foofu la ñuy entraîner fàttali ne équipe nationale bu Sénégal dina bokk ci groupe C bi ci Coupe d'Afrique bi ànd ci ak Tanzanie Kenya ak Algérie. ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram bi ak football national en Cambérène nag ma ngay wéy di rek wane boppam ci seen football. ci seen football ñoom sax dañuy maintenir aussi national 1 ginnaaw ndam lu nu am ay bés bi ñu génn ci kaw Lusitana mi ñu daan ñaari bal ci dara ki leen di tàggat nag di Babacar Kane rafetlu li ni mel jàpp ne jéego bu am solo la ñu teewlu ay kàddoom. ren bi saison bi démarré yàlla dafa defoon ma nekk ISPA union sportive des Parcelles Assainies bu président Moussa Sy fa laa démarré saison bi en national 2 dans la poule A ñu joué ba phase aller bi des benn match yàlla def ma nekk deuxième à 1 point du leader qui était Mama Gueye foofu laa muy le 28 ba le 28 mars ci laa déposé sama démission au niveau de l'ISPA bi may ñëw Cambérène moo nekkoon 12e sur 12 ci poule A bu national 1 bi
à 3 points du premier non relégable qui était HLM. léegi yàlla def na saison bi terminé na Cambérène a eu objectif bi ma fixé woon mooy le maintien HLM ak Santhiaba bu Ziguinchor noo wàcc. au niveau de Cambérène objectif bi atteindre naa ko c'était le maintien. mu nekkoon Babacar Kane objectif bi ñu ko joxoon mooy maintenir Cambérène ci national 1 bi daal nay mujj antu mu doon lu mu rafetlu Babacar Kane ñu doon jokkoo ak moom ci téléphone Serigne Saliou Seck ak Kati Ndiaye fii la nuy ndar kàppe xibaaru tàggat yaram yi. gërëm ñeel na la Papa Ma Jaxate Sarr ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon concours yaatal mbindum alxuraan bi ñu doon amal. ñu ngi ko doon amal ni ki diber foofule ca Grand Théâtre kii di Cheikh Anta Gawane Gueye bu école Serigne Gueye Ngaka bu Touba ñoom ñoo daal di moom moo daal di jël final bi daal di gagné nag lu tollook juróomi million ci suñuy koppar candidat bi nga xamante ne rek moom moo jël ñaareelu place bi moom nag jot na enveloppe pour 4,5 millions francs ci suñuy koppar ki nga xamante ne rek moom moo daal di jël ñetteelu place bi nag moom mi lay rek daal di ne gagné lu tollook 4 millions projet bi li mel rek ki ko daal di organiser ñoom ñoo di waa C3S loolee rek ngir daal di gën a mën a won nit ñi ne mbindum alxuraan nag doon na lu am solo ba tax na rek ñu bàyyi leen ngeen teewlu ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Anta Gawane Gueye ak it président bu comité scientifique Imam Khadim Ndiaye. sant yàlla bu baax rek ndax jàmbaaram amul kuñ dimbali rek moo am waaw ndax ñu ko doon defandoo ñëpp rek maanaam gënu mujjee mokkal kenn alxuraan gënu mujjee dàq bi ni kenn maanaam day tawfeex suñu borom rek lu suñu borom tawfeexe la waaye nag du tee nag ñoom ci kontaan ak mbégte ndax lu mbooloo di xëccoo lu ci yàlla joxee ndam sant yàlla rek maanaam da ciy war kon sant nañ ci yàlla bu wér-wér daal wax di yàlla ci ndam li sant nañ ci yàlla bu wér-wér. final bi li ci gën a fës mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñoo doon bind xam nga dañ déposé candidature yi amoon nañ 547 yooyu ñu sélectionné tànn ci 60 personnes 60 yooyu ñu bind loo leen ci suñ présence ñun ñëpp ñu xool biñ bindee ba pare ñu tànn ci 35 yooyu jëlaat nañ ci 10 premiers yi 10 yooyu nag ci lañ génne 3 yi nga xam ne ñoom lañ doon teral tey. ki nga xam ne moo jël paie moom mi ngi jàng daara bu ñuy wax daara Serigne Gueye Ñànka ci Touba moom am na 5 millions ki nga xam ne moo jël deuxième moom itam mi ngi jóge Taïf am na 4 millions 500 keneen ki jël troisième Touba la dëkk moom itam am na 4 millions. différence bi mooy critères yi ñuy sélectionné dafa am mën a bind mu rafet te boobu moom lañ jiital 40 points la am mokkal gu rafet nga xam ne li ngay bind da nga koy bind te doo ko xool te doo ci def ay faute loolu 30 points la am. li ñuy wax rasmul Ousmane yi Seydina Ousmane mi nga xam ne moo taxawu woon alxuraan ñu bind ko façon bañ ko bindee woon nga bind ko ci façon boobu te yàqoo ci benn araf benn boo ci yàq am na point yu ñu lay wàññeel kon 100 points yooyu bu fekkee matal nga mbind mu rafet mi am nga 40 am 30 fee ci mokkal gi am 30 ci rasmul Ousmane yi. ñi nga xam si dañuy yàkkataan jigéen ñi ba noppi itam di leen faat waaye ci tamit Baye Fall yi nga xam si daanaka dañoo duppee noonu seen bopp tamit Abdourahmane Fall ci laala mu mel ni dal na ci seen kaw. dal na ci seen kaw di leen xabar rek ne nañu bàyyi sàngara sekk dorog gi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo te dem liggéeyi ji comme ni ko Serigne Touba diglewee nan teewlu Chérif Rahman Tilala Fall. réew mi nañu xoolaat jikko yi réew mi lu bon xew na fi te dara jaru ko fi raayaate yi di rey nit ñi di violer jigéen ñi. di yàq dëkk bi yàq turu dëkk bi yàq turu lislaam fii te ñi koy def ay doomi aadama lañu ay jigéen a leen jur yoonu Sëriñ Tuubaa wi loolu ku ko si boole yaa boole sa bopp si yoon wi waaye Sëriñ Tuubaa bugg laa gis àddina bugg laa gis àllaaxira képp koo xame ne yaa ngi def lu bon fa nga koy defee ragaloo yàlla tiitoo jaaxle woo amoon loolu naqari xamoo ne yàllaa ngi la tiim ba pare naan Sëriñ Tuubaa nga yaakaar waxoo dëgg da ngay kàcc yaakaaroo Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ko yaakaar si jàmm ngay nekk ci xéewal ngay nekk da ngay jaamu yàlla ragal yàlla toppi yàlla xam ni ngay def seet sell nangoo liggéey daan sa doole di ñàq di ji dundee ku yaakaar Sëñ Tuubaa foofu ngay nekk waaye doo nekk si dëkk bi taxawaaloo ko tamba mbalu di agressé nit ñi tiital doomi aadama yi ba pare ne murit nga yaa ngi tooñ Sëñ Tuubaa tooñ waa kër Sëñ Tuubaa waaye bokkoo si saay nga boo xamee ne da ngaa amul jom nanguwoo liggéey bëggoo daan sa doole loolu rek si ngeen nekk nanu delloo si xel yi te xam ni ñu war a def Baay Faal yi naan sàngara ak tox yamba ak di dorogewu ak di nekk ci mbedd yi di la jël nit ñi di def lu dul noona suñ la xoolee fekk nga mandi nga ne Baay Faal nga yaa ngi tooñ Cheikh Ibra Faal di tooñ ka nga xamee ne moom ngay tuddoo nanu góorgóorluwaat te xam ne ay Baay Faal dañuy set dañuy sell dañ leen di xemmeem fu nu nekk dañuy am ci ñoom yaakaar loolu moo di Baay Faal
mi ngi noonu dañuy wëyal ba tey ci xibaar yi caada ci King FM wax kon ci long métrage bi nga xam si Atlantique la ak Mati Diop. moom nag daal dinay sax gagné grand prix du jury bu festival de Cannes mu nekk nag œuvre cinéaste franco-sénégalaise bi lay di Mati Diop nekk doom ci woykat bi lay di Oasis Diop waaye itamit jarbaat ci Djibril Diop Mambéty fi mu nekk rek daal dinay dugg nag ci histoire cinéma sénégalais ki nga xamante ni moom moo di Papa Madiakhaté Sarr daal dinay dellusiwaat ci jaar-jaaru Mati Diop. Mati Diop juddu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 1982 ca Paris ab actrice la doon it réalisatrice franco-sénégalaise muy doom ci waykat sénégalais bi di Oasis Diop doon it jarbaat ci cinéaste sénégalais bu ràññeeku bi di Djibril Diop Mambéty. Mati Diop mu ngi màggee ca Paris ginnaaw si loolu mu bëgg a def lii di cinéma ngir topp ci tànku nijaayam ji di Djibril Diop Mambéty. ca atum 2006 la dugg ca pavillon laboratoire de recherche artistique bu palais bu Tokyo. ca atum 2007 mu dugg ci studio national art contemporain bu Fresnoy ngir amal fa ay liggéey ci wàllu sonore ak vidéo ci théâtre di wéyit di amal ay court métrage. ci atum 2008 mu joué rôle principal am bu njëkk ci cinéma ci film bu Claire Denis bi di 35 rëm. ci at moom it ca festival de Cannes mu daal di fay yóbbu projet documentaire bi mu duppee 1000 soleil def ko ci film tukki bukki bi nga xam ne nijaayam di Djibril Diop Mambéty mu ngi ko réalisé ci atum 1973 at moom it la ko yóbbu ca festival de Cannes waaye projet documentaire boobu atum 2013 rek la ko mujjee génnee tuddee ko 1000 soleil. moom Mati Diop bëri na ay court métrage yu nga xam ne jot na ko yóbbu ci ay festival internationaux yu bëri bokk na ca court métrage bi mu duppee Atlantique bi nga xam ne sax jébal nañ ko ci raaya bi di tigre du meilleur court métrage ci atum 2010 ci festival du film de Rotterdam. Atlantique boobu mu toggaat ko def ko ab long métrage ci atum 2018 ba tax ñu sélectionné ko ci compétition officielle bu festival de Cannes 2019 bi nga xam ne ci lañ ko ciy jébalee sax grand prix du jury. at yi weesu nag cinéma bu Sénégal nekk ci tànku def ay jéego yu am solo lu mooy Atlantique bu Mati Diop. Alain Gomis jotoon na fi gàddu ñaari yoon lii di étalon d'or de Yenenga bu FESPACO ci atum 2013 ak film bii di Tay ak it ci atum 2017 ak filmam bii di Félicité. ci atum 2018 tamit film bii di Gombi bu réalisateur sénégalais bi di Molikan gàddu woon na tamit juróomi prix ca festival Clap Ivoire bu doon amee ci réewu Côte d'Ivoire. ndam yooyee Pape Madiakhaté Sarr terewul kon cinéma ci réewum Sénégal di wéy di dox comme doxinu kàkkatar. loolee ki ko xam ne rek moom mooy di Ibrahima Mbaye Thié moom artiste bi rek li nga xamante ni moom lay ñaan moom mooy di ñu gën a ubbiwaat ay salle de cinéma fii ci Sénégal. Ibrahima Mbaye Thié mu ngi ci micro waaye sa tubay. dañu xaw a lompoñ fii ci Sénégal. retrouver comme dans le temps le pape jël doomam ànd ak jabaram ni ko nañ leen dem cinéma. je pense que li koy mën a def tey si tey jii mooy ñu tijjiwaat ay salle. je pense que bu ñu dooleelee tuuti production sénégalaise bi je pense que toutes les chaînes tey si tey jii war nañ mën a alimenter wu ak 90%. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu Ibrahima Mbaye Thié dañuy jàll ci ganu Midi Culture. Midi Culture ganu xibaar yi. tey Djibril Gueye la ñuy dalal. moom mooy sunu ganu bis bi moom it nekk créateur marque bi la di Sankara Wax nekk étudiant licence 3 en technologie agroalimentaire foofule ca UGB daal di nay créer marque bi la rek ngir daal di def promotion wu made in Sénégal. ci biir entretien bi tamit waxtaan nag ñun jëm nag ci vision nga xamante ne am na ko ci jeune entrepreneur yu mel ni moom Djibril Gueye moom nag waxtaan bi mu ngi ko daal di sekk ak Ndeye Mathi Dia. salaamaaleykum Djibril Gueye ñoo ngi lay nuyu te yow yaay suñu invité ci Midi Culture nga nekk koo xamante ne da nga yëngatu ci Made in Sénégal jaaree ko ci ay création wax. yaa ngi lay fay bu baax. gis nañ la nga am sa marque tuddee ko Sankara Wax tur bi fan la jógee. Thomas Sankara on vu que c'était un président africain malgré l'effort qu'il a fait le panafricanisme ak plusieurs choses c'est pourquoi je voulais le rendre hommage moo tax ma créé marque. vu que ne soo xoolee damay liggéey ak des africains pour gën culture africaine moo tax ma gën a inspiré aussi Thomas Sankara pour jox ko turu marque moo tax ma ne pourquoi pas ñun lu jeunes yi soxla ma jël andiwaat ko en m'inspirant des modèles maanaam yu tubaab bi di defal ma jëm si andi avec quelques retouches de wax c'est pourquoi ma andi si quelques ak samay tissu wax moo tax ma ne pourquoi pas ma jéem a créer benn marque boo xam ne c'est 100% africaine c'est-à-dire que ne lépp luñ fay defal si Afrique lay jógee artistes yee koy defal ñu xool si lépp moo tax au début Saga Do laa commencé woon tout cela
comme métier bu nekk war ngeen am ay jafe-jafe yéen ñiy liggéey ci Made in Sénégal lan mooy seen jafe-jafe. Effectivement, parce que étant un jeune entrepreneur, c'est-à-dire maanaam xale buy soog a dugg ci milieu entrepreneuriat, c'était un petit peu difficile au début parce que au début man maa financé sama bopp léegi alhamdulilah parce que affaire bi je peux dire que ne waaw maa ngi ciy sutura bu baax te ñu ngay liggéeyal aussi ñoom tamit ñoo ngi ci gis seen bopp alhamdulilah. gis nañ léegi ndaw ñi soobu ci Made in Sénégal bu baax yow noo ko gisee. Il était temps quoi parce que dama ne c'est pas du tout normal que on a des artistes qui sont talentueux et que je pense que ne lu ñuy jaay comparé ak lu ñuy jëlee bitim réew c'est pas comparable c'est pourquoi maanaam mënoo leen tekkale mais alhamdulilah presque majorité cliente yi yëpp ñoo ngi kontaan ci affaire bi. alhamdulilah aussi. jërëjëf Djibril Gueye Midi Culture ñoo ngi lay jaajëfal ci fàttali yow yaay ki nga xamante ne yow yaa créé marque bi di Sankara Wax di Made in Sénégal tey nag yaa nekkoon suñu invité ci Midi Culture. ngërëm ñeel na la Ndeye Maty Dieng doon dalal ganu Midi Culture ñu yeexale jotaay bi kon ak wàllu musique. wàllub musique rek la ñuy tëjee bi la yoon rek wuy bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel moom moo di Lambi waa Fass nekk wuy boo xamante ne nag kii di Julien Jouga ak it choralam ñoo ko daal di def rek ngir delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jullit ñi. mi ngi noonu kon foofee la ni yam ak yéen mbokk yi ci Midi Culture yamoo itam ak lan nu cërale woon ci waxtu jeex ba ñu xaababal di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internautes yi ñu doon suivre ñu di leen di jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax tamit Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera léegi Mati Carter mooy ñëw kon woyal